bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki transport maa ngi nuyu njiitu réew mi son excellence président de la République Macky Sall ak l'ensemble du gouvernement di nuyu président assemblée nationale di Mouhamadou Moustapha Niasse di nuyu autorité yëpp. njiitu réew mi li dal ci réew mi metti na lool ñoo ngi ko bokk ak yow ndax yaay père de la nation kon loolu lañ bokk ak yow naqar bi di rafetlu sa taxawaay depuis yëf yi amee ba léegi tey nag ñoo ci pandaw li am na ay mesures yoo jël ñu rafetlu ko lool mooy génne nga 1000 milliards pour action sociale dimbali nit ñi jërëjëf Sall yàlla na ko yàlla yokku génne nga 200 milliards yoo xam ne ay entreprise ñoo ko amee état bi nga baal leen ko alhamdulilah ñi nga xam ne feebar dal na leen nga jël nga leen en charge jërëjëf mu des ay mesures yoo xamante ne bii tey say ministre gën nañ dafay déclaration maam ci tiit nag en tant que transporteur en tant que chef de garage de Tivaouane Peulh mais en tant que secrétaire général transport routier SYNECTER de kenn ci doomu réew mi bu ñu sañoon day dañuy yeb nit ñi gratuitement waaye bu ko conditions yi laajee pour ñu jàppale génn ngeen benn mbir ne oto yi nga xam ne décret bu doon yeb fukki nit juróomi nit lay yeb ñu rafetlu ko sur sart bi ñu génne ko ñu ànd ci clandestin ñu jëlee ko fi ñu ànd ci rafet na réew dafa war a moderne ñu moderniser suñu réew même bu dutoon coronavirus bi loolu lépp mën nañ ci ànd mais mu xaw a doy waar taxi jaune noir nga ne ko bu doon yeb 4 personnes léegi 2 personnes nga yeb 4 personnes jëm Dakar ku nekk fay 1200 jógee Kër Massar muy 4800 chauffeur bi fay autoroute à péage 1000 francs mu desee 3800 war a sol gasoil wala wersi war a am yóbbul njabootam nga ne ko léegi boo yebatee 4 ay daan dina la ci fekk mën na la ci tëj kaso jërëjëf waaye buy dem est-ce que day dem ci géej ga sol gasoil tànk ci ndox mi rek def déedéet ñi nga jël xaalis baaxal leen est-ce que gënutoon yell gouvernement bi xool njëgu gasoil gi ne nañ ko wàññi à 60% wala 50%, pourquoi pas est-ce que loolu gënutoon rafet yéen sama mbokk taximaan yi yéen sama mbokk chauffeur transport yi chauffeur Ndiaga Ndiaye bàyyiwuma benn chauffeur transporteur la comme yéen di ñi ci gën a néew doole waaye bu ñu xëyee rikk waaye li mu leen di ñaan njiit réew mi message bii balaa jant bee fenk na nga ko jot ñu jéem a xool njëgu gasoil gi wàññi ko à 50% pour waaye doon jënd 10 litres gasoil 8000 francs baalu ko jege rikk waaye na jënd gasoil gi 50% nga wàññi ko ci kon loolu ngeen ñu teg ñu dinañ ko attan bokk yéen du neex nag mais nañ ko jéem Ndiaga Ndiaye bu yëpp 30 personnes jëm Dakar defal calcul bi pour encaisser 275 000 nga ne ko 7500 yi lay dagg ci digg bi nga fay 1500 autoroute à péage nga dese 6000 francs nga sol gasoil 4000 Ndiaga Ndiaye ba demee Dakar su ma juumu 2000 francs lay dese bu génnee fay chauffeur bi ndekkeem añam reeram apprenti bi borom oto bi calculé wu dara njuumte la yaa la ko ñaan son excellence mesure bi dis na amuñu dara lu ñuy contre ci mesure bi ngeen jël moo jox ci benn exemple rek da ngeen ne ko yokk ñu dal ci kaw xanaa pharmacie ñoom du ñu ay sénégalais sel antiseptique bi nga xam ne mi ngi doon jar 200 francs 300 francs tey mi ngi jar ñaata 1000 francs
te pourtant loolu la nga war a insisté bu ko kenn yokk ndax moo ñu jox ñu état de santé ngeen seetaan ndeysaan. masque yi nga xam ne dañ ko doon takk mu daan jar 200 francs yegg na 500 francs yu doon jar 500 ñu ngi ci jaay 1000 francs loolu bu ngeen ko seetaanee di leen ñaan loolu na ngeen ko gisee secteur bu nekk kum neex yokkal duggal ci marché bi gaa yi yokk na suukar si yokk na lépp ñu ne yow miy def transport nag yow état mooy jóg ne la yow fukki nit yi nga doon yëpp juróom nga yëpp sa paas doo ci yokk 1 centime heure bi ngay xëy heure bi ngay wàcc sàll ngaar yi mu ngi lay nuyu di la wax ne la amoon na taxawaay boo taxawoon ca départ ba tey mais sa déclaration ministre yi tiitaluñ syndicaliste la mais tolluwuñ ci état wu xeex xam nga fa lan toll waxtaan waxante dëgg est-ce que lii nga ñu yéen bu doon kenn ci yéen dafa nekk transporteur dina ko yéen c'est dit non kon maa ngi ñaan message bi sëfoor yi bu ko benn sëfoor tey koo jot na ko jotali sa morom wutuñu tur wala daraja dañu tiit bu fekkee xëy na suba ci kàttanu yàlla li ngeen wax ngeen appliqué ko oto bu xëy du gont ku dem Dakar doom gasoil gul indi balay caag nag ngeen delluwaat ci direction balaa guddi li xëy ñu xam ci li ñuy xëy message bi nag maa ngi koy lancé chauffeur si transporteurs yi syndicaliste yi bu ko kenn téye incha allah bu subaak jàmm lépp lu ñu teg suñu loxo loo xam ne ci li ñuy def la nañ ci ànd yalwaanuñu nag sàkku ndimbal état bi sàkku ndimbal ñu nekk doomu réew mi bëgg ci ànd kon état bu ne oto bi daan yëpp junni juróomi téeméer nga yëpp ñu ne waaw ñu ne gasoil gi ma fa mu nekkoon fa la nekk nan xoolaat loolu jërë ngeen jëf ba suba naa ngi envoyé beneen vidéo incha allah fu mbir mi toll rek fu ministère de l'Intérieur déclaré dinaa ñu ànd ak moom gunge ko rafetal ñu ànd bu rafet wante bu kenn loolu allahumma salli ala sayyidina wa sallam jërëjëf